c'est aussi renforcer l'attractivité et le dynamisme économique de la région à travers la valorisation de ses potentialités agricoles, halieutiques, pastorales et touristiques. C'est également assurer davantage la circulation des personnes et des richesses au nom de la complémentarité et de l'équité et de la solidarité. C'est enfin conforter la continuité territoriale en Sénégambie méridionale et consolider l'intégration nationale et sous-régionale. Cette route vient amplifier les nombreuses infrastructures réalisées dans les régions de Fatick et Kaolack dans le cadre du désenclavement du Sine Saloum. Il s'agit, vous l'avez rappelé, de la route Dinguiraye, Nioro, frontière Gambie, que je vais inaugurer après cette cérémonie. De la route Keur-Waly-Ndiaye-Passy-Sokone, qui sera inaugurée demain. De la route Joal-Sambadja-Djifer, qui sera inaugurée plus tard. Dans cette dynamique de densification du réseau routier, il sera procédé demain au lancement des travaux ci-après. Le renforcement de la route Fatick-Foundiougne-Passy et la construction du nouveau pont de Foundiougne. Demain, je reviendrai largement sur ce pont qui va être l'un des plus grands de l'Afrique. Toujours dans le cadre du développement de la région du Sine Saloum, j'ai instruit le gouvernement d'engager dans les meilleurs délais la deuxième phase de Promoville, financée par la Banque africaine de développement pour un coût de 13 milliards de francs CFA. Cette deuxième phase de Promoville permettra ici à Kaolack la réalisation de la rue Médina Baye, mais aussi du boulevard de l'Émergence et du boulevard de Ndangan. J'ai aussi noté que des appels d'offres sont déjà lancés sur financement de la BOAD et du BCI pour la réhabilitation, je l'ai dit, Fatick-Foundiougne-Passy, 60 km. La RN11, la réhabilitation Kaffrine-Mbacké sur 107 km. La remise à niveau Tchadjaï, limite de la région de Tambacounda, c'est toujours dans le renforcement de la RN1. Nous avons également, comme vous le savez, le projet du port de Kaolack. Je veux dire aux Kaolackois de ne pas perdre espoir. Votre port sera fait, Inch'Allah. Et je demande au Premier ministre de voir dans quelle mesure le ministre de la Pêche et de l'économie maritime peut voir avec la partie sud-coréenne comment le MIEP2 peut déjà transférer une partie du terminal des hydrocarbures de Ndakhonga vers Kaolack pour démarrer sans délai ce port de Kaolack qui pourra commencer par cette grande activité. Le gouvernement devra aussi veiller à la réhabilitation du réseau ferroviaire. Nous allons reprendre le chemin de fer Dakar-Tambacounda-Bamako, évidemment en passant par Kaolack, et ceci dans les meilleurs délais. Vous savez, à chaque fois que je vous donne un projet, c'est qu'il a été étudié et que presque les financements sont garantis. Il ne s'agit pas de promesses qui sont faites sans évaluation et sans financement. Ce maillage cohérent de la région en infrastructures autoroutières et routières répond à mon souci permanent de conforter le secteur des transports dans son rôle de moteur de développement. Alors, je suis déjà en train de voir avec le gouvernement comment poursuivre l'autoroute
qui va bientôt arriver à Mbour, comment le poursuivre sur la section Mbour-Fatick-Kaolack en autoroute. Là aussi, c'est un projet dont les études sont assez avancées et dont nous sommes en train de voir la formule la plus adaptée pour un partenariat public-privé ou alors pour un EPC. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de clore mon propos, féliciter le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Infrastructures et des Transports et du Désenclavement. Féliciter aussi son prédécesseur qui a fait un excellent travail, je dois reconnaître, et surtout les équipes de l'AGEROUTE et l'ensemble des collaborateurs qui œuvrent au quotidien à la réalisation d'infrastructures de haute qualité pour le Sénégal. Je vous demande par ailleurs, Monsieur le ministre, d'accélérer en rapport avec les acteurs le processus de modernisation du secteur des transports. Ensemble, restons mobilisés sur la route du progrès avec comme unique credo le culte du travail pour la satisfaction des besoins légitimes des populations. mbokku Kaolack damay nuyu di sant di gërëm responsable Kaolack gi fi teew yépp ndax seen taxawaay ku lim da nga juum waaye waa Medina Baye maa ngi leen di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñëw toogal fi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass ak waa Léona Niassène ñu toogal fi xalif bi waa Kaneen ñoom it maa ngi leen di nuyu ndax këru diine yëpp teew nañu ñëw ànd ak kilifa aada yi ànd ak autorité administrative kon maa ngi nuyu Serigne Macky Niass sama turando di nuyu l'honorable député Serigne Khoureyssi Niass Baye Mamoun Niass ak rakam sëñ Mansour sëñ Aliou Cissé Dème sëñ Mohamed Ibrahima Niass waa Léona Serigne Arabi Niass sunu xarit Serigne Mohamed Ibrahima wax naa ko ak mboolem njaboot gi ak waa Kaneen maa ngi nuyu responsable politique yépp nag xam naa ne bu ma leen naree lim macha allah fii la ñu yendu waaw gis naa ñëpp Mounirou Idrissa ak tout le monde ak responsable yu mag yi Aminata Touré ministre Mariama Sarr Modou Ndiaye monsieur le président du conseil départemental Baba Ndiaye le ministre Diène Farba Sarr les dynamiques femmes Awa Gueye Nafissatou Cissé Diop ak kanet yi wax leen ma de wala ma li fàtte neen mu andil ma coow lu rëy Aji Mbergane Kanouté ak maire bu fële nu mu tudd Aïssatou Ndiaye Serigne Mboup les opérateurs économiques Serigne Mboup moom wax naa ko port bi xam naa ne tey bu tëddee nelaw Baye Ciss mon frère Ndaw Bour Saloum Yaay Fatou ak mon ami Gaston Mbengue madame Souleymane Ndéné Ndiaye mon ami waaw maa ngi koy gërëm parce que ba ma ko waxee démb ci guddi gi la jóg moom li ñu boole dafa yàgg du tey waaw moom xam na waaw ba ñuy dem di def yow waxambaane ba may def waxambaane ak moom yàgg na Alaaji Malick bref maa ngi nuyu ñëpp s'il vous plaît léegi nag dama bëgg a wax ju am solo ci wàllu gerte gi moo tax ma bëgg ñëpp tekk déglu ma ci li may wax maa ngi wax suñu mbokk béykat yi ak suñu mbokk yi nga xam ne ñooy opérateur OPS yi fii ci Kaolack
dinaa ko baamtu su ma demee Dingiraay ak Nioro ndax fii moo doon le bassin arachidier moo ko nekk it ba tey waaye du gerte rek a fii ñor léegi ba ñu tuddee ko bassin agricole soo leen gisee ñu doon sàkku suñu borom mu jàppale ñu wàcceel ñu taw gouvernement bi taxaw andi ay jumtukaay yu bees jox leen ni machine jox leen ni engrais def renouvellement du capital semencier ñu jëlee capital bi 6 000 tonnes gerte gu ñu defar ba 55 000 tonnes loolu moo waral coow li ren yàlla baaxee ñu may ñu production exceptionnelle 1,411,000 tonnes d'arachide loolu nag dafa am yeneen taxaw yu mu laaj nekkatul rek campagne yu 200 000 tonnes wala 300 000 tonnes d'arachide song nañu campagne bi depuis le mois de décembre tey jii dernier recensement bi ñu def 31 janvier ñu ngi woon ci 181 700 tonnes d'arachide déjà collectées waxtu wi daaw ñu ngi woon ci 119 000 tonnes kon yokkute am na gouvernement bi waxtaan na ak usines yi Sonacos Copéol West Africa Oil muy waaw Kayit Novasen ñoom ñëpp tey dugg nañu ci campagne bi waxtu wi may wax ak yéen gouvernement bi bés bu ne dana génne diggante juróom-benn téeméeri million ba ci juróom-ñetti téeméeri million yoo xam ne moom moo koy dugal pour jënd gerte kon il faut ñu xam effort yi ñu def waaye xam nañ ne effort yooyu doyul moo tax ñu jël yeneen matukaay benn moo doon taxe bi nga xam dañ ko defoon pour exportation ci port bi suspendre nañ ko dindi nañ ko pour que ñi bëgg a jël gerte gi yóbbu ko bitim réew ñu mën ko def waxtu wi may wax ak yéen 39 000 tonnes 800 déjà dem na bitim réew waaye loolu doyul maa ngi waxtaan ak réewu Chine ak yeneen i réew pour que ñoom it ñu ñëw yokk dugal seen loxo ci campagne bi maa ngi wax gouvernement bi aussi ñu xool ni ñuy yokkee point de collecte yi pour ñu mën a jàppale opérateurs yi waaye am na financement yu Sonacos am yu bees jóge banque islamique li may ñaan rek borom gerte gi mooy ñu bañ a yàkkamti lool campagne baa ngi dox te def na ay weer te acteurs yaa ngi ñëw leneen li nag mooy gouvernement bi war na xool ci naka lañu war a fexe ba dëwlin di ñuy jëfandikoo Sénégal mu nekk dëwlin ju jógee ci gerte gi loolu lu am solo la parce que mënuñ def effort yi ñu def yëpp ci ay subvention ci machine ci tracteur ci ay maanaam lu ne ñu def ko joxe jiw joxe engrais gerte gi ñëw ne gàññ ñuy bàyyi dëwlin di jógee bitim réew di yàq loolu kon monsieur le Premier ministre il faut également étudier toutes les dispositions à prendre dans les meilleurs délais pour que la Sonacos, les huiliers puissent se mettre en production et que les Sénégalais consomment de préférence cette huile d'arachide produite localement et qui évidemment présente les meilleures garanties sanitaires et les meilleures garanties d'hygiène. loolu bu ñu ko defee yaakaar naa ni dana mën a sottil campagne bi kon nag na ngeen xam ni man mi taxawoon ak yéen démb ak barke démb xalaat lool seen nekkin ak seeni jafe-jafe du ma leen mos a seetaan ngeen di toog ak seen gerte doo leen xam foo leen ko jëmee mën na yéex nag ndax aussi ñu xam ne état bi li muy def daanaka sax du woon cëram waaye mënuñu seetaan ay millions de béykat ñuy am gerte di bàyyi nit ñi di koy mbappat ci loo xam ne daf leen di gaañ loolu méngoowul ak sama politique kon na xel yi dal te xam ne nguur gi mu ngi seen wet ngir lépp lu ñu war a def ci diir bu gàtt ñu def ko ba nga xam ni 1,4 million tonnes xëy na ëllëg déwén mu ëpp ko parce que effort yi ñuy def moo ko waral kon nekkatul rek mbirum ministre de l'agriculture
mbiru gouvernement bi yëpp la mbiru opérateur yi la mbiru industriel yi la su am réew demee bay produire loo xam ne dafa ëpp fuuf consommation am war na mettre en place ay stratégie commerciale pour que également mu nekk un pays exportateur te foofu le Sénégal toll tey ci wàllu gerte gi ci tuuti daañu fa toll ci wàllu ceeb ak wàllu pomme de terre wàllu oignon kon Sénégal émergent moo nekk dans une phase de production assurée qui doit pouvoir faciliter l'autosuffisance alimentaire loolu laa bëggoon wax naaj wi tàng na te waa Nioro ngi xaar kon maa ngi santaat waa Kaolack madame le maire di sant ñëpp di leen gërëm wasalaam. mbokk yi tubarkalla macha allah loolu mooy li nga xamante ni moom lañ leen jëlale woon Kaolack ci Sine Saloum nga xam ni moom la président de la république demoon ñu ngi ubbi ligne bi quelques minutes wax dëgg yàlla ngeen wax seen xalaat ci discours bi ak cérémonie bi ci 212-219-9695 wax dëgg yàlla mu nekk teeru bu rëy bu nga xamante ni wax dëgg yàlla waa Sine Sine yi ak waa Saloum Saloum yi ñëpp gis nañ ci seen bopp tey bég nañ ci le président de la république Macky Sall kii ñëw boobu nga xam ni ñëw na fa ak pont boobu nga xamante ni defal na leen ko fa te dégg ngeen tamit li nga xam ni wax na ko ci mbirum baykat yi ak li nga xam ni yëpp incha allahu gars yi dinañ ko soxla kon nag ni ma leen koy waxee rek mbir maa ngi noonu nañu leen jàppale le président de la république Macky Sall te xam ni te jàmbaar la ginnaaw yàlla moom la ñu fi tegal mu nekk ci sunu kanam ñu fas yéene ñun ñëpp fas yéene àndandoog moom jàppale ko ndax kenn mënul dara ku dul yàlla soxla nga ndimbal ku dul rasulaay soxla nga yërëm salaamaaleykum ku baax ki ci réew ku baax ki ci ligne bi pencum réew mi waaleykum salaam war naa de. maa ngi ne sant yàlla ku baax kooku. jàmm rek kii di Kabou Touré lañ koy wax. waaw Touré maa ni Moore na nga def. sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah Touré. kontaan nañ de waaye ne ko daal. na doole na gën a puus daal parce que. xam nga yoon boobu mu doon immigré. yoon boobu comme bi jógee Fatick dem Foundiougne. jógee Foundiougne direct Sokone. ñun mu ngi jaar si biir dëkk. dëgg la. day jaar foofu dem Sokone loolu raaraan la. xaw ma gis nga vidéo bi booy doon def manifeste ci àll boobu ñuy ko wax Njaay Njaay. non gisuma ko waaw. balaa muy dem la nag. waaw muy dem lañ ko fa def. parce que ñoom dañoo wax ne. bëgg nañ ko woteel. waaye nag il faut ñu defal leen ci lenn muy ndox. parce que tabax nañ fa Sotodoo boo xam ne mu nga nekkoon 2013. bañ ko tabaxee ba pare la fa gaa yi géej. dëkk boobu ñu ngi ko sanc ci 1901. lu dem presque ci 9000 et quelques. personnes ñoo fa yeewoo. dëgg la. xam commune ba mu nekk Diossong commune bi ne rek Diossong rek ku ëpp. ci dëkk ci area boobu ñoom nag. wax na jooytu nañ seen lépp nañ ko courant lañ soxla ak ndox ak tali bi continuer ba Sokone bu soobee yàlla mu jeex incha allah moom gis na ko parce que dem na dégg naa bi mu fa jaaree ci yoonu Sokone bi dem na foofu mu taxaw ñu wan ko yoon bi waaw kon macha allah kon kañ baax na loolu moom incha allah lépp dina àgg tey waa PUDC bu soobee yàlla dinañu ci taxaw bu baax ñoo ngi leen non même suma ria boobu suma benn grand moo ko yore dëgg la incha allah moom kool naa ko ba affaire bi amee mu ne moom man de def naa ci li ma man jokkale naa ñoom ba ci ki nga xam ne mooy chef bi yor area boobu jërëjëf pour mu defaral leen ko kon nag fi ñu toll ñoom sàkku ñoom ne na ñoom ñu ngi ci gannaawam ba tey yàlla baax na incha allah yàlla bu seen yaakaar tas rek incha allah amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf bég nañu loolu ñuy ñaan ku wootee ci rek moo xaw a gàttal ndax programme bi chargé na te ñu bari ñu ngi bëgg a dugg salaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku waaleykum salaam man Ibrahima Niang. Niang Baalo na nga def kilifa diine. waaw xanaa di sant ci di président di def rek ndax moom ca départ ba la di woon. kenn du fal nit ci wax. déedéet. ku liggéey ba ñu teg bët bi ngi liggéey dinañu la jàppale ku liggéey li nag yaa xam. dëgg la dëgg la léegi nga xam mu ñu wax dafa nga ni ñoom ñëpp ay passeport ay carte d'identité leen yóbbu ñëw leen yóbbu fu ne. carte d'identité yaa ngi fees dellu jëli wuñu ko taxaw ñu di wut beneen pexe. dëgg la dañuy dajale nga ni waaye pexe moom pexem yàlla ko gën a wóor. maa la ko wax yàlla daal nga kën ki Sénégal yi nga xam ne ñoo koy wutee doom ñoom yàlla na ko yàlla jox. amiin amiin man nag président laay woteel booy boo ñu jiñ ma lu ne. bu soobee yàlla waaw ñun ñëpp moom la ñuy woteel bari nga ci numéro incha allah jërëjëf Niang bëgg nañ ci yow jërëjëf asalaamaaleykum pencum réew mi. asalaamaaleykum Omar. waaw ku baax kooku. man la El Hadj Thierno. El Hadj Thierno Ndiaye jaata na nga def. ça va ça va. ma ne. El Hadj Mbaye Peex li mu def
il travaille pour le Sénégal. wallaay je l'ai dit wallaay. fekkee naa ko man bi Ablaye Wade di inauguré ji Kolda son premier voyage foofu. maa ngi moom ñoo sosoon benn nekk ci hôtel. ndeysaan. li muy liggéey Sénégal la koy liggéeyal. dëgg la ku kontaan nag baax na ku kontaanul sa affaire la. waaye nag 2019 nag moom. dina taxaw encore palais. 2019. incha allah dinañ gagné Ablaye Mbaye Pekh dina taxawaat foofu. dina wax ku mu neex dina wax ku mu naqar dina wax. bu soobee yàlla. maa ngi lay déglu incha allah. jërëjëf kontaan nañu loolu. jërëjëf Ndiaye jërëjëf. asalaamaaleykum pencum réew mi. kooku dafa coupé waaw dégg ngeen nekk rek suñu doyen Thierno Ndiaye comme ni mu ko waxee waaw noonu la parce que Mbaye Pekh moom wax dëgg yàlla magum géwal la te it tubarkàlla noonu la wax dëgg yàlla war jàppale Sénégal moo ko tax a jóg ak liggéeyal Sénégal moo tax it tubarkàlla macha allah def boobu mu def lu rafet la lu ñëpp di saluer la asalaamaaleykum pencum réew mi. maaleykum salaam sëñ Omar. waa Awa Diouf ñoo ko bàyyi Sambegaan na nga def. di sant bu baax a baax di la sant di la gërëm di la sargal di rafetlu liggéey bu rafet bi nga xamante ne yaa ngi koy def ci suñu président. jërëjëf Diouf ñoo ko bokk. suñu président bu baax bi nga xamante ne dara jomb ko ak première dame Marème Faye Sall ñu ngi ci ginnaawam suba ak ngoon guddeeg bëccëg. amiin wallaay ndeysaan. yal na yàgg a inauguré. ñi naan déet nag yal nañu toog ci tuus bi rek naan déet ñi naan woy bu soobee yàlla. rendez-vous 2019. bu soobee yàlla première heure rek ñu éliraat suñu président yal nañu yàlla amiin liggéey rafet na kontaan jërëjëf Diouf ñu ko bàyyi kontaan nañu jërëjëf asalaamaaleykum pencum réew mi. waaleykum salaam man la Fallou Diouf. waaw Diouf ñoo ko bàyyi na nga def ñoo ngi lay ziar bu baax Diouf. sant yàlla bu baax Fallou moom président moo ko moom bëgguñ ko kenn. jërëjëf Diouf bëgg nañ incha allah ñëpp moom la ñu woote. kenn ku am dara ku dul moom. wallaay Diouf ñoo ko bàyyi kontaan nañu ci loolu wallaay jërëjëf. jërëjëf Diouf waaw ñi sant Diouf maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di la sant sa jigéen Awa Diouf noonu mi ngi génn léegi Fallou Diouf yow tamit noonu dégg ngeen sunu yaay Khady Diouf way wu rëy wi nga xamante ni way na ko léegi kon nag ñu ñëw ak yéen ci benn aajal rek en attendant door a dellu si li ci des ci programme bu leen fàtte yéen a ngi déglu seen émission penc mi réew mi ci WPAT 930 AM ki nekk ci machine bi ak micro bi di seen bokk seen xarit Oumar Diaw Seck. waaw kay wax nga dëgg bi mu juddoo la am jom looloo waral mu indi leen Adja Khady food distributor Adja Khady food distributor mi ngi nekk ci 251 West 116th Street between 7 and 8 Avenue ni zip code ba di NY 10026 nee nañ dinañu jaay yàpp xar yàpp nag yeeli mbote dinañu jaay mburu mu tàng mu neex mu nekk ci biir ngeen di ko booleeg beurre élevure ak beurre président ak fromage gruyère yeeg camembert yi tubarkalla yëpp nekk ci biir nee nañu nag yemuñu foofu su ngeen soxlaa ay cin am na fa su ngeen soxlaa ay mbana am na fa su ngeen soxlaa ay telle am na fa ay inde ay gën ak ay kuur lépp lu nga xamante ni rek jigéenu Afrique rawatina jigéenu Sénégal dina ko soxla ci biir këram rek tubarkalla Adja Khady food distributeur boobu am na fa am na it soow mu neex mu am maanaam tubarkalla ak meew yi ak jet yi ak lépp lu nga xamante ni jeeg bu baax dina ko soxla ci biir këram di ci fas yéene bégal borom këram ak njabootam bu ngeen demee chez Adja Khady food distributeur di ngeen ko fa fekk nee nañu su fekkee da ngeen a bëgg a jënd ci détail mu di retail mën ngeen woote ci 212 933 03 74 mu di 212 933 03 74 bu ngeen bëggee nag en gros lu ngeen bëgg rek tubarkalla ngir jënd di jaayaat mën ngeen woote ci wholesale bi mu di 646 645 7505 mu di 646 645 75 05. ñu ne yemuñu ci foofu am nañu kër Adja Khady beauty supply kër Adja Khady beauty supply nee nañ dinañ ubbi 7 days a week maanaam 10 am ci suba ba 11 pm ñu ne fu mu nekk mi ngi nekk ci 257 West 116th Street New York zip code ba di 10026 nee nañu dinañ ubbi maanaam 7 heures ci suba ba 10 heures ci suba ba 10 heures 11 heures ci guddi mu di fukki waxtu ci suba ba fukki waxtu ak benn ci ngoon nee nañ dinañ ubbi juróom-ñaari fan yëpp su ngeen soxlaa seen numéro téléphone mën ngeen woote ci
212 666 2567 mu di 212 666 25 67 lépp lu ngeen soxla am na fa ay greffage ay perruque yu amaana tubarkala ay lotion ay parfum ay déodorant lépp lu nga xamante ne jigéen dina ko xeeñoo defar ba mu baax bu ngeen demee kër Adja Khady Beauty Supply da ngeen ko fa fekk. waaw mbokk yi foofu ñu leen indi rek moom moo di chez Adja Khady food distributeur ak chez Adja Khady maanaam beauty supply comme ni ñu leen ko waxee rek bu ngeen fa demee lépp lu nga xamante ne soxla ngeen ko fa rek incha allah di ngeen ko fa fekk kon nag ni ñuy jéem a def rek ñu jéem a ñëwaat ak yéen ci beneen aaja. mbokk yi loolu bu ngeen ko déggee xel yi dem ci Pikine loolu moo tax ñu indi leen Pikine African Restaurant Pikine African Restaurant fine African and French food nekk ci New York City adresse ba di 243 West 116th Street between 7 and 8 zip code ba di 10026 numéro téléphone ba nekk 646 922 7015 mu di 646 922 70 15 nee nañu am nañu ceebu jën bu xonq ceebu jën bu weex ceebu yàpp bu xonq ceebu yàpp bu weex ceebu ginaar bu xonq ceebu ginaar bu weex am nañu domada sulux mbalaxu am nañu jën poisson braisé poisson grillé am nañu ganaar yu am maanaa lépp lu ngeen soxla rek da ngeen ko fa fekk ndax soxna Gracia moo nekk ca waañoo di defar ba mu baax bu ngeen ñëwee ca saal ba nag fekk fa tubarkalla macha allah xale bu juufeen bu mag ba ma nga ca biir ànd xale yu am maanaay restaurant ba set xeeñ neex ñuy defar ba mu baax kon foofu moo di Pikine restaurant te xam ngeen ni Pikine moom daraam lewetul. ndeysaan ndongo mbaay yàlla na ko yàlla yërëm moo ko ndongoloo moom mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee rek ñu daal di ñëw nag xam nga ne sànq waxoon nañ leen maire Khady Diouf dañu ko tegoon ci première partie bi ñu jël ku baax ki nekk ci ligne bi asalaamaaleykum pencum réew mi. waaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax kooku. Omar Diaw Alaaji Ka. Alaaji. Ka. Alaaji Ka Kapulo na nga def. sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah Ka bisimilah Ka. ma ne di sant yàlla rek di féliciter président. jërëjëf Ka. ci taxawaayam ci wàllu mbay mi. dëgg la. xam nga Omar ñun wax dëgg yàlla xam boo ko seetloo gouvernement bi fi ne woon dañ jàppoon carrément taxaw ne dañooy raye mbayum gerte mi parce que ñu ne jëndatuñ ko ci àdduna bi. imagineel nag 1,400,000 quelque tonnes 1 million bi tey 210 francs léegi suñ ko xañoon réew mi. lan lay indi ci économique bi. dëgg la. ñun jiw ñaam bi la ñu Abdoulaye Wade doon indil mu ne ak ñebbe. xam nga kon bu fekkoon ne président Macky Sall dafa ñëw continuer loolu. konoon Sénégal beneen réew la ñuy wax fi mu ne nii. dëgg la Ka dëgg la. waaw te noonu la continuer ci mbayam ceeb mi. ñu di ko encouragé daal mënuma wax nag ne lépp baax na xam naa beneen yoon bu ma dalee koom ñu am na ñoo daañu wax ne kii du Alaaji Ka xëy na. wallaay da ngeen di wax waaye nag di gis dëgg moom wax ko. wàññiwul dara waaw li mu wax ci njaam gerte man loolu laa wax samay bokk de. dëgg la bu leen yàkkamti. wallaay. waaw parce que nag comme gerte am na. marché bi mënu ñoo amandoor xaalis ñoom ñëpp. dëgg la. waaw waaye daal di leen encouragé bu baax a baax. incha allah jërëjëf Kapulo. ok jërëjëf. dégg nañu loolu jërëjëf. asalaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku. waaw sëñ maa ngi siyaar bu bëri man Maroon la. waaw Maroon na nga def naka coono yi. coono yi métti ñu mu ngi rek. waaye yal na yàlla barke lépp Maroon. di kontaan si seen président bi rek. wallaay lu mu def Saloum moom suñu Portugal man moom war a kontaan nañ ci moom. waaw wallaay yow de foofu sa suufu maam la lu fa waay def yow la ko defal Maroon. waaw waxati ko. loolu kay. waaw. kontaan na waaw. loolu moom foofu vraiment moom kontaan nañ ci bu soobee yàlla yontu moom mooy nekk deuxième mooy nekk danaa premier mandat moom. premier round moom mooy door gaañu moom ba xolam seet. bu soobee yàlla na ko yàlla def Maroon. jërëjëf waaw yàlla def na ko ba pare. wallaay Maroon jërëjëf bég nañu lool. jërëjëf. asalaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku. Omar. waaw ku baax kooku. Fadel ma ni na nga def. maa ngi nii rek Fall naka coono yi. non mais
waaw ñoo ngi sant mais sànq dama dégg Ablaye Mbaye Pekh mais moom dafa ñëw APR wala dafa wax rek te yàlla tax. parce que ni mu taggee président je ne pense pas que ne mos na ko taggee Ablaye Wade. daan na wax président Ablaye Wade lu baax di ko wax ba tubarkàlla ba tudde ko doomam tubarkàlla kon nag lii mu ñëw tamit di wax rek man dama gis ni même dégguma fu mu defee déclaration ni ñëw na APR waaye man wax naa ko ci njëlbeen dafa di doomu Sénégal te Sénégal le président Ablaye Wade moomu ko le président Macky Sall moomu ko kon képp ku nga xamante ni tegu nga ca yoonoo di defar képp ku bëgg Sénégal dafa war a ñëw jàppale te xëy na moom dem na ba xool ba gis ni le président de la République Macky Sall wax dëgg yàlla réew mee ko tax a jóg te mi ngi jàppale moom it mu ñëw taxaw rek defar ba mu. non parce que man su ma gis li tax ma wax loolu parce que soo xoolee. ku mel ni Souleymane Ndéné te doon watatu di watatu ba saaga rek te pelu. mais moom it est-ce que jaarul ci yoonu fi gars yi jaar. non xam nga président de la république sax dégg nga ci biir waxtaanam wax na ko xam nga dafa am lu nga xamante ni toujours dama koy wax ci sama biir wax nee naa leen gerteeg dugub dañoo daje ci cin waaye ñu nga ànd ca tool ya. président de la république dégg nga li mu wax nee na maag Souleymane Ndéné Ndiaye ñoo defandoo suñu waxambaane ñoo defandoo suñu lépp kon ñooñu da lay wóor ne am na lu leen relier politique nag baaxul mën na dem ba tàggale ay nit waaye ci kaw tàggalikoo ba ci la ñuy demaat ba xel yëpp dellu si xol yëpp dellu si ndax politique moo bind noonu ki nga xam ne mooy sa xaritu démb moom mooy sa noonu tey ki nga xam ne mën na nekk sa noonu tey dit mën na nekk ëllëg sa xarit ëllëg waaye lépp rek ñu ko teg ko ci kaw jàmm ak sutura loolu waral le président Souleymane Ndéné Ndiaye ak yi ma fi waxoon yëpp xam nga loo gis rek maanaam maire nit bu ci waxee kenn di ko ci jugé nit bu waxee leen kenn di ko ci waaye lii yëpp ñu dem tey ji sant yàlla la ba mu dellu si ñëw toog ci wetu le président de la république mi ngi ci tribune. bon daal da nga bëgg a wax ne daal nañu gëm ni ba léegi Mbaye Pekh mi ngi PDS. dégguma fu mu defee déclaration mu ni génn na PDS mi ngi APR waaye da lay woon ni mbooloo moomu taxaw tey jii am na ay doomu Saloum yoo xam ne nekk nañ fa te tey jii duñu APR mais presque dañoo fekk baax Saloum bokk Saloum le président de la république ñëw. ànd ak gouvernement am ñëw di teral si Saloum kon ñoom dafa war ci ñoom ñu ñëw taxaw fa jàppale ko loolu moo tax rek ma gis ni Mbaye Pekh lii mu def nii man de toute façon man rafetlu naa ko xëy na nag am na ñoo xam ne du leen neex am na ñoo xam ne dinañ ñaar. non mais nag ku gis lu baax. normalement da nga war a xool. ne lu baax la. wallaay man mais su fekkee ne non xam nga man su fekkee ne daf ko wax te yàlla rek tax. d'accord naa ci parce que man saa yu ma gisee dëgg damay wax dëgg la. dëgg la su ma gisul dëgg dama ne dëgg la. dëgg la mais nag li may bañ kay mooy nga wax loo xam ne waxoo ko pour. te yàlla rek tax intérêt rek mu nga jiital ba wax loolu parce que ku gis nen ni nen la dëgg la de waaw donc déjà su fekkee ne dafa gis nen ni nen la dara nekku ci li ma bañ kay mooy mu wax ko te intérêt rek jiital li muy wax waaw loolu la de waaye nag bu fekkee nag li mu wax moom digganteem ak yàlla la xam nga mook yàlla rek a koy xam ñun fi mu ne li ci gémmiñam rek la ñuy xam la ci biir xol ba moom yàlla subhaanahu wa taala moo ko xam ndax mooy albasir moo xam rek bàyyi jàpp ne li mu wax yàlla rek a tax mu wax moom yàlla moo xam waaye man daal li mu wax man rafetlu naa ko yow da nga bëgg a jaxase émission bi bàyyil gars yi bàyyil jàmbur bi waaw ok Fadel jërëjëf salaamaaleykum pencum réew mi. allo Oumar Diaw Seck. waaw ku baax kooku. na nga def man la sax xarit maar américain. man kañ doo sama xarit neel maar américain rek. man kañ doo sama xarit rajo bi tey waroon naa tàng nag. lu tax mu tàng. waaw ba léegi maa ngi déglu. déedéet ñun tàng loo bëgg mu tàng ba rajo bi kañ mi ngi tàngal ko. waaw léegi Omar waaw ñu ngi kontaan yow moom wax dëgg yàlla yow moom bu du woon ak yow affaire fay na bu yàgg yow yaa ci taxaw fii liggéey bu am solo moom. déet bul wax loolu bul tax gars yi di ma mere man li ma déedéet waaye travail d'équipe la ñun ñëpp ñoo àndandoo di liggéey rek ñii dañuy jàpp fii ñi jàpp fii noonu la rek xam nga yëfi moom président Macky moom ndawalu guddi la rek ku saq da ngay defee ni yàppale waaye gars yi tamit jàmbaar la ñu ñëpp na ñëpp def daal waaye yàlla baax na. mais Omar dama bëggoon nga wax gars yi le 1er mars ba le 30 avril ci la ñu commencé inscrire carte électeurs yi. incha allah ñi nga xamante ne seen carte d'identité yi baaxul woon. mën nañu delluwaat ci consulat yi ñu defaraat ko ñu bindu woon ñu commencé dem bind ji. incha allah le 1er mars la incha allah ba le 30 avril. incha allah su ko defee 2019 bu ñu ci demee rek ñu folli leen teg fi ñeneen. incha allah jërëjëf te nga bàyyi yi nga may yónnee ci sama téléphone. salaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku. allo. allo mbokk mu baax moomu ku baax kooku kan la. allo dégguñu la bu baax de sa waay fi nga nekk réseau bi baaxul kooku. bu fekkee da nga takk casque nga dindi ko. allo. allo waaw ku baax kooku. waaw na ngeen def man la Aziz. Aziz naka. Aziz Ciss. Ciss na nga def.
ça va. alhamdulilah Ciss. di la sant di la gërëm rek. di sant yàlla yonente bi. jërëjëf Ciss jërëjëf. di ñaan rek yal na yàlla dooleel président bi. amin Ciss amin ñun ñëpp ñu fekkee. yal na ko yàlla yóbbul Sénégal fa mu ko bëgg a jëme. amin Ciss amin. képp ku taxaw si yàqal Sénégal nag yal na yàlla yàqu. amin waaw. amin. yàlla yàqu. Ciss sa ñaan googu moom day na. jërëjëf saytaani moom baaxul yal na yàlla aaral sunu. amin aaral ma président bi. amin Ciss jërëjëf Ciss jërëjëf. asalaamaaleykum pencum réew mi. waaleykum salaam. ku baax kooku. El Hadj APR. El Hadj APR na nga def. sant yàlla bu baax. alhamdulilah ah. di kontaan président di kontaan si Saloum. wallaay ñun ñëpp a kontaan wallaay. ku ñu fàttewuñu quoi. wallaay. incha allah rabbi léppay baax. jërëjëf El Hadj jërëjëf kontaan nañu. waaw jërëjëf xam nga mbokk yi yëf yi mi ngi nii rek tubarkàlla macha allah am na loo xam ni moom lu ni fàng kenn du ko jeex te xam ngeen ni le président de la république Macky Sall li ko war ci réew ma mi ngi koy def gars yi ñoom ñëpp a kontaan ñëpp a ngi woote ma jëlaat rek dernier kii bi salaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku. Amadou salaamaaleykum. waaleykum salaam ku baax kooku kana. Fadel ne muy laaj moo la gën a xam ñëppay ñëw. ñëppay ñëw waral ko. moo la gën a xam li muy laaj. waaw ne ñëpp ñëw rek incha allah. ñëppay ñëw. wallaay ndeysaan jërëjëf bég nañu lool. waaw noonu la de wax dëgg yàlla man day El Hadj Abdoulaye Mbaye Pekh respecté naa ko ci loolu mu def te it def na lu ma neex te it wax dëgg yàlla neex na ñëpp nag nii rek moo war a ndax Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom ñun ñëpp ñu war a àndandoo bokk ndey bokk baay tey defante lu baax moo waral ni ma leen ko waxee tey nag ma indi leen beneen morceau muy Alaaji Njaay Samb Mbuub moom it yàlla na ko yàlla yërëm nga xam ni mu nekkoon ci ensemble lyrique traditionnel li mu woyal 1978 79 mu ne ay waay lii ka ñaaw li tax mu woy ko nag mooy doomu aadama yi nga xamante ni gëm nañu yàlla waaye wóoluwuñu ko xam nga ñaan lu yàlla kenn du ko bañ ndax fi lañu ko fekk fi lañ koy bàyyi te mag ñi bu njëkk dañoo ñeme woon sëriñ ñeme xor ñeme gàllaaj waaye lu baax a leen daan tax a jóg jigéen bu daan sëy day ñaan lu yàlla di def ci ay doomam di leen jox saafara ñuy naan muy ubbi seeni xel ñuy jàng di leen def saafara di leen sang ngir doomu aadama dafa am ñu nga xamante ni soxor nañu soxor gu nga xamante ni bon nañu bon gu nga xamante ni bu ñu la defee lu bon mënuñu laa laati kaafal dañuy song sa njaboot fekk xale ba takkul diwwul naanuwul ñu def ko lu nga xamante ni musiba mën na koo dal mu tëdd bu ko defee yow sa àdduna yàqu ngay def lu nekk wala nga seen bu njëkk nit da daan nekk ci béréb di liggéey ñu xëy suba teel ñu dem defal ko ci biiroom ay nen ak i laar ak i li sottil koy xaaw mu doxe fa dof wala mu sànku wala maar diim si am na ñoo xam ne sax ci feebaru liggéey moo leen topp ba ñu xëy faatu yooyu doomu aadama yi di ko def ndax njabar yàgg na ci àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax moo gën ñëpp waaye gis ngeen yàlla wane woon na ci jàngale terewul yahut yi ak noonami dañ ko liggéeyoon loolu moo waral suraatu falaxi ak naasi sama yaay xaar mbay ma jàgg yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér ak barke daan na ma wax ni ma doom mu ne naa mu ne ma ndaanaan day fonk gàllaaj artiste day fonk gàllaaj ma ne ko yaay lu tax mu ne ma gàllaaj du tere dee waaye dina rafetalub dund te loolu fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi ndax mag ñu baax ñi dañ daan ñaan lu di def lépp ngay seen nag nit jóg mere nit boo toll yaa ngi liggéey nit ñi yaa ngi def lu bon am na ñoo xam ne similaak sàlla ku ñu mere sax yóbbu sa tur ci sini sama yaakaar ne woon na ma doom mu ne naa mu ne ma am na lu gën a bon liggéey nit ma ne naa mu ne ma yóbbu turu nit ci sëriñ am na doom yoo xam ne du ñëpp sax ngay gàddu seen tur yóbbu ci sëriñ mu ne ma ndax am na ñoo xam ne boo joxee seen tur ci sëriñ rek seeni waajur wala yàlla def na ci ñoom lu nga xamante ni musiba dana xëpp ci yow moo tax nit ñi nañu bàyyi yu bon yooyu ñuy def moo taxoon nag Alaaji Njaay Sàmb Mbuub waaye ni lii ka ñaawoo lii ka ñaaw nit ku la deful waxu la nga jóg di ko liggéey ba mu sànku xam nga ni lii ka ñaaw mu ne yow mi toog ci place di fa daan sa doole nit jóg di la liggéey ba nga sànku xam nga ni lii ka ñaaw mu ne mag ñu baax ñi fi nekkoon daawuñu def lu ñaaw ku mel ni Cheikh Omar Foutiyou Ahmadou Bamba daawuñu def lu ñaaw mu ne Maodo bàyyu Xalifa Si sëñ Limaamu Laay ca Yoof buukul tàng ca Njaasaan daawuñu def lu ñaaw yooyu yëpp tubarkàlla jàngale na ko mu ni defin wu ñaaw lu ko jar waxin wu ñaaw lu ko jar at yu ñëw ni ñu fiy def defin wu ñaaw lu jaru ko fi kon gaañu maandu leen te it tubarkàlla wax na dëgg mu dellu ni gaañi ragal leen yàlla te xam ni dee du jaas nit ku la deful waxu la nga jóg di ko liggéey ba mu sànku xam nga ni lii ko ñaaw mu ni ëpp doole nit ki di ko wan sa doole ba li ko yàlla jox nga di ca teg sa doole nee na yàlla buur bi bu la jàppee mu ñaaw nee na jongo mayit ma nga toog ca këram di sëy sëyam nopp jëkkëram nopp ko xëy na nga ëppal jëkkëram alal wala nga ëpp jëkkëram taar xemmeem ndaw si nee na nga jóg di ko worloo di tas sëyam nee na yàlla buur bi bu la jàppee mu ñaaw tasal ma takk laak kii àttanu laak maa ko ëpp caajak maa ko ëpp alal te xanaa xamuñu ni diine wax na ni boo ubbee sa gémmiñ rek ni jabaru jàmbur tasal ma takk rek kooku araam na la tifaaxan kon nit ñi
nañu delloo si seen xel te fóotaat xol yi te bàyyi jóg di bind doomu jàmbur yeeg di bind nit ñi di xaatim ak di rey xar yu ñuul ak di rey bëy yu wert ak ginaar yu orange ak lu nekk ngeen dugg ci ak xaaw ak def ñëpp ngeen yaakaar ni yàlla dafa bind jaamam yi sànni leen ci carrefour yi ak mbedd yi boo ko waay jóg saax-saax yi def ci lu neex def ngeen lu neex gëm leen yàlla te ngeen delloo si seeni xol fóotaat seeni xol te xam ni kenn nekk fi yàlla subhaanahu wa taala rek moo fi nekk kon nag ñu déglu ensemble instrumental traditionnel du Sénégal ak Alaaji Njaay Samba Mbuup nekkoon daanaan lu mag loolu ci jamonoy diwo ba en 1978 79 ñu déglu ko bu ko defee buñ fa jógee nag dooru ñëw dellu siwaat ci des ci programme bi incha allahu kon ñu déglu Père Ndiaye Samba Mboup ak ensemble instrumental traditionnel du Sénégal ñu koy ñaanal moom it yàlla yërëm ko te xaare ko aljana di ci jaalewaale tamit suñu papa Yamar Thiam moom it nekkoon ci ensemble bi daan tëgg tama bi gaañu altine bële ba bii passé moo di juróom-ñetti fanam yàlla na ko yàlla yërëm moom it kon ñu déglu ensemble instrumental traditionnel du Sénégal en 1978 79 ak Ndiaye Samba Mboup. waaw waaw Pa Ablaye Socé waay moo xalam cey waaw 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 kula defulu waxula nga jóg di ko liggéey ba mu san ko xam nga ni lii kaña wuti leen gàllaaj aar seen bopp kula defulu waxula nga jóg di ko liggéey ba mu san ko xam nga ni lii kaña waaw waaw bu bàyyi sa bopp rek ñu fawe la de caxatee la yow mi toog ci balaab di fa daan sa doole yow mi toog ci balaab di fa daan sa doole nit jóg di la liggéey ba nga san ko xam nga ni lii kaña waaw waaw daan sa doole yow mi toog ci baraab di fa daan sa doole nit jóg di la liggéey ba nga san ko xam nga ne lii kaña ndeysaan waaye mag ñu baax ñi fi nekkoon daaw ñu def lu ñaaw mag ñu baax ñi fi nekkoon ñaaw te Omar Foutiyou Ahmadou Bamba daaw ñu def lu ñaaw waaw waaw ndeysaan te waaye mag ñu baax ñi fi nekkoon daaw ñu def lu ñaaw mag ñu baax ñi fi nekkoon daaw ñu def lu ñaaw te Omar Foutiyou Ahmadou Bamba daaw ñu def lu ñaaw bu ko defee rek gis ko waaw waaw Zal Diop yaa ngi ci biir may naa la ko ak Adama Fisiru waaw waaw
defe lu ñaaw xaju fi gaañi maandu leen gaañi maandu leen nga xam ni dee du jaar nga xam ni dee du jaar nit ku la deful lu waxu la nga jóg di ko liggéey ba mu sànku xam nga ni dee ka ñaan ndeysaan yey nit di koy wan sa doole ali ko yàlla jox nga di ca teg sa doole teg sa doole yàlla buur bi bu la jàppee mu ñaan di ko ñaan sa doole ñaan sa doole di ca teg sa doole di teg sa doole yàlla buur bi bu la jàppee mu ñaan kenn du raw de jey di fay sayam di fay sayam nga jóg di ko warloo di tas sayam di tas sayam yàlla buur bi bu la jàppee mu ñaan waaw waaw ewa di fay sayam di fay sayam nga jóg di ko warloo di tas sayam nga jóg di ko warloo di tas sayam yàlla buur bi bu la jàppee mu ñaan bu la jàppee mu ñaan yàlla buur bi bu la jàppee mu ñaan di ko ñaan nit ku la deful waxu la nga jóg di ko liggéey ba mu sànku xam nga ne di ko ñaan ndeysaan mbokk yi kooku moo di Alaaji Njaay Samb Mbuup yal na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana ensemble instrumental traditionnel bu Sénégal ngook théâtre national Daniel Sorano way nañu lu nekk ndax way bu diglewul yeetewul ay naxaate la dañu daan jàkkaarloog askan wi tubarkalla macha allah taxaw di way yoo xam ni boo ñibbee daf lay marqué di la éduquer di la yar di la delloo si kon loolu lu am solo la nit ñi nañu ko bàyyi xel bu baax asalaamaaleykum pencum réew mi. waaw xarit Omar. waaw ku baax kooku. kontaan na Abdou Diouf ma ne déggal Khady Diouf bi waay. ah. Khady Diouf bi yeggale ko. waaw Khady Diouf bi tegoon nañ ko sax xanaa da nga dégluwul àggale naa ko. eggale ko waaye bis. loolu ba si. waaw incha allah amul problème bu soobee yàlla. jërëjëf kontaan naa si yow. jërëjëf maa la gën a kontaan jërëjëf. mbokk yi kon ñu ñëw dellu si waat ci benn aajar rek door a ñëw continuer waat li des ci programme bi incha allah. cey ha ana dar man koy waaw bu ngeen déggee Manta Bakar Numbe Dior man noo te soxna borom jaami xel yi war a dem nag ci Adja Awa Gumba la foofu di kër Kumba mu nekk ci 125 West 116 Street between 7 ak Lenox Avenue nee nañu tubarkalla macha allah togg yu neex yaa nga fa yu riis yu am maana lépp lu ngeen bëgg rek ci restauration bu Sénégal France ak Maroc bu ngeen ñëwee da ngeen ko fa fekk nag tubarkalla jeeg ba fa nekk mu di ajaratu Awa Gumba la bu ngeen bëggee woote tamit pour délivrer ngeen woote ci 212 866 3900 mu di 212 866 39 00 kon ngeen déglu loolu. wala bu ngeen soxlaa ajaratu Awa Gumba la ngeen mën ko woo ci 917 684 9760.
waaw tubarkalla macha allah loolu moom moo di publicité bi nga xamante ni nag moom la ñu fas yéene di ko defal fi nga xamante ni nag moom moo di kii di maanaam foofu di restaurant Kër Kumba ñu tegal ko soxna Awa Gumbala ndax way woowu moom ñoom ñoo ko moom ñoom lañ koy way ñoog Cheikh Gumbala mi ñu koy wayal ñoom ñoo bokk benn maam tubarkalla macha allah te nag nit ki jox lu ko moom wàññiwul dara ndax sama maam nee na melentaan sax taanay baayam te it tubarkalla ñu bokk ci askanu darmanko yu mag yooyu kon buñ ko di jàllale publicité war nañ ko ci mën a dugalal loolu asalaamaaleykum pencum réew mi. waaleykum salaam. ku baax waaw ku baax kooku. kii de avocat la. waaw sama waa ji xamoon naa ne da nga ñëw sànq ba léegi maa ngi lay séntu na nga def. waaye dama bëgg ci yow macha allah. waaye jërëjëf. comme li ko benn ma ko wax vraiment yow moom. macha allah wax dëgg yàlla bu APR yëpp meloon ni moom. jërëjëf Sénégal yëpp mel ni moom. wallaay mel ni yow. wallaay macha allah président wax dëgg yàlla nañ ko delloo njukkal. wallaay ndeysaan wallaay. parce que wax dëgg yàlla. président mi ngi góorgóorlu de macha allah jàmbaar la Seydi Sall ndeysaan jàmbaar la nit ñi nag liñ bëgg yàlla rek ko man te yàlla mi ko man sax defewu ko noonu ñëpp amandoo ñëpp mënandoo dëgg la kenn loolu yàlla sax doxalewul noonu waaw kenn ku ne am nga soxla yu noonu la àdduna wallaay waaye di kontaan ci moom xam naa ne diaspora sénégalais ay bu ñu amee ngor bu dal ba fay naar bi xoromam wallaay dafa yaakaar président dafa naa ne lu olof di wax bu jine bëggee xaar ku yëg da war a wallaay jàmbaar la parce que ni muy yégee diaspora ak ku mën a doon ak ku mën a doon muy góor muy jigéen li ñu am ci président bii mosuñu ko am ci benn ñu leen yégee jox leen seen cër déedéet mosuñu ko am bu ko waxal yàlla rek xam ne amul benn président bu ko mos a def wallaay ku ne am nga loo def waaye nag xam nga rek su boo gis moom xam nga jërëjëf premier moom mooy ndob boo wàndal comme niñ ko waxee daal li ma bëgg a wax daal mooy vraiment kontaan nañ ci moom yàlla ko yàlla jàppale jërëjëf Sénégal nañ xam ne président bi nañ ko jàppale bu ñu ko or nañ ko ànd ak moom incha allah bu ñu ko fi tegaatee bu soobee yàlla danañ gën a kontaan incha allah yàlla ko yàlla def ci barke alxuraan karim kontaan ci yow masha Allah yaa ngi jàppale président yàlla yàlla jàppale waaw yàlla yàlla defal leen ndam defal ñu ko defal wallaay jërëjëf merci beaucoup jërëjëf kontaan nañ merci jërëjëf seen wax rafet na kontaan na le président de la république foog ma jàppale ko ndax sama maam nee na jinne mënu lu di rey laak jommal laak foo dëkk mu lakk ko tey respecté na ma teg na ma place teg na ma sama place xam na may kan tubarkalla macha allah keroog ba may diis ni ma Omar dama bëgg nga jàppale ma fii dafa ngëp ci sama ñaari loxo téye ko tubarkalla macha allah te it ba ma waxanteeg moom jox ko sama kàddu fas yéene ma ci dellu gannaaw lu dul fas yéene ànd ak moom ak waa parti bi ak coalition bi ñu jàppale le président de la république ba falaat ko 2019 au premier tour 80%. kon nag lii yëpp ñun ñëpp nañu ànd fenn fu waay taxaw rek na nga ci góorgóorlu defe ni yow rek yaa fal président incha allah bu ko yàlla dogalee fa ñu bëgg a egg ak la ñu war a def ñun ñëpp incha allah danañ ko def nañ ko jàppale ndax moo footee le Sénégal émergent bu ñu jógee ci loolu nag tubarkalla mbokk yi xam ngeen ni suba la màggaluk Maam Jaara Buso gi màggaluk Maam Jaara Buso nag defe naan du lu ñuy yëg la dañuy fàttali rek la ndax tubarkalla macha allah ku ne xam na kan moo di Maam Jaara Buso gis nañu liggéey bu rafet bi nga xamante liggéey na ko ci Sénégal di ndey sëñ Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul Maam Jaara Buso moom nga xam ne mooy mbokkum Sénégal bokk ci askanu Gonjox ndax Maam Jaara Buso Asto Waalo Ndumbe Ñang Penda Kamara Anta Touré Cekka Joor Paan Badiane ak Daara Badiane ak Jaxeer Badiane bokk ndey ak baay Mbesangaan Juuf di seen yaay Koddu Juuf ko jur Mbenne Njaay ko jur Kumba Maalik ko jur Paya Baalu ko jur Baalub Dooma ko jur Doom Sidanga ko jur Sidang Danga ko jur Dang Siise Bur Xaaya Manga Siise tubarkalla kooku di moo di Maam Jaara Buso liggéey bu rafet dañu koy ñaanal yàlla taas ñu ci barkeem te yàlla yokku leeram ñoo ngi ci ziar sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides di ci ziar waa Mika di ci ziar soxna Baali Mbàkke suñu bàjjan tubarkalla suñu xarit di ci ziar sëñ Pape Dramé ñoom it alaaji sëriñ Looku daayira Maam Jaara Buso soxna moomi seen ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziar tey ñuy wax ni këru diine yi mag ñi liggéey nañ bu yàgg gis nga rafetal bi du ay wax du nekk ci ay rajo di ŋàpp-ŋàpp yi du tromper nit ñi parce que fii New York ñun ñoo fi bokk nekk te ñoo fi dëkkante ñun ñëpp xamante nañu boo ne càpp di wax bu dee la ngay wax waxi dëgg la nit ñi xam nañ ko bu dee la ngay wax waxi naar fekk la nit ñi xam nañ ko yëf yi nekkul foofu jubóole ak dox lu baax ci sellal lay nekk ak ci xol du wax ci kaw di wëlbati ku jaar ci suuf di coupé ka dagg ana ñu fi nekkoon barki dem bëgg a tëgg ñaari këri ba gaay yi ne ngaas ñëw bëgg a julli si ñu ne leen bu leen ñëw imam ba nee na bu leen ñëw bu subaa ñooy dàq yëlëp ñëpp seen i mbubb fomp seen i mbarakis ñëw feesal saalub jàmbur feesal siiru jàmbur ni xew ni ko dema kilifa am te tubarkàlla kenn du leen mën a dara parce que dañoo durunglu yëf yi du ay wax yëf yi du wax ba dee leen sincère te honnête tey def lu nga xamante ne moo nekk ci yéen am na ñoo xam ne mag ñi liggéey nañu bu yàgg kenn mënta yàq seen liggéey
kon nag rafetal ku ci rafetal da nga rafet ba faaw ku ci ñaawal da nga ñaaw ba faaw ku ci suulu da nga suulu ba faaw ku ci fes da nga fes ba faaw ndax ñoom bañ la sëñ Abdoulaye Mbacke doon wax nee na sëñ Touba Cheikh Ahmad Bamba ba mu taxaw di ñaan amul kenn ko taxawoon ci ginnaawam naan amin yàlla doon ko mayel boppam Cheikh Sidaj Malick ba mu taxawee di ñaan amul kenn ko taxawoon ci ginnaawam naan amin tubaarkàlla macha allah ku bàyyi ba lépp sotti na nga ñëw taxaw ni burux ñëw taxaw di dunde këru diine ak yooyu man sama wax du neex te bu ngeen ko déggee tey bu gannaaw suba da ngeen ko déggaat réglé leen te teg mbiri ci yoon kon nag ñu tàggoo leen lii tubaarkàlla di jox ñëpp rendez-vous incha allahu àllarba bi di ñëw ajaratu Fat Sam sama jigéen maa ngi lay souhaiter happy birthday te di la may lii ci Maam Jaara Buso Mathia Poroxaan ak bépp jigéen bu nga xamante ni yaa ngi nekk ci daayira Maam Jaara Buso waa Saalum yéen a moom loolu ndax Maam Jaara nga féeru ca Poroxaan ndeysaan sëñ Xaadim maa ngi la koy may sëtu Maam Jaara Buso sa ngénte neex na di leen wax ni ministre de la femme tamit dem na def na lu nekk yóbbu na fa xaalis bu bari ca daaray Maam Jaara Buso ajaratu Ndey Sali Diop tubarkalla ñoo ngi kontaan ci président de la république di kontaan ci nguur gi yépp nag yàlla na jàmm yàgg gars yi à mercredi incha allah Medina waaw kookoy ajaratu Sali Mbay